koy doore ak tribune quotidien mu ne entre misère galère et stress loolee yëpp daal di jëm ci émigration clandestine bi ñu nemmeeku fan yile ci jeunes yi mu dikkaat mu di ak xewiteg boo xam ne ay bisa ngi nii wala gëjoon nañ ko dégg ci réew mi waaye fan yile ñu génn yëpp dañu koo déggaat mu dikkaat ci biir réew bu Sénégal waxtaane na tam ci biir tribune ba tey Moustapha Diakhaté mi ngi ni bëgg rek ñu daal di destituer kii di député bi di Alioune Dembouri Sow li ko waral nag mooy dafa def apologie ci wàllu violence ethnique Mame Mactar Gueye bëgguñu daal di bàyyi ki nga xamante ni si mooy mille problème wax ni ñi nga xam ne ñooy narcotrafiquants yi ñooñee lañu war a rek duut baaraamu tuuma ba tey ci une tribune waxtaane na Sénégal mi nga xam ne dafa lajj ci kanamu Maroc mu mel ne Maroc ma ngay jox leçon ñii di doomu gaynde yu Sénégal yi ñëw tàbbi ci l'observateur mu def ak enquête gu yaatu ci Abdoulaye Diop Khass di ab guérisseur nekk itam borom këru Sumbulu dajeem ak jinne yi prétendu pouvoir bi mu ci am waaye tam succès yi présumé yi ak défaite yi mu am ci xëy na wàllu liggéeyam ci L'Obs ba tey projet ak investissement bu 2021 Macky Sall daal di lancé machine à milliards bi maanaam bëgg na ay milliards yu bari xëy na ngir mën a daal di amal lu jëm ci wàllu ay financement mi daal di bëgg ñu ne grosse rallonge financière bu Prodac ak Pavi am waxtaane nañ tam important coût bu construction de autoroute Mbour Fatick Kaolack ba tey ci l'observateur coronavirus mu di feebaru mbas bi lëmbe àdduna bi yëpp ak biir réew mi AIBD daal na yokk sanction yu ñu am ci test yu baaxul yi nga xam ne dañu ko fay daal di indi ci samedi bi wax nañu ne ay amende dinañ ko imposer ñii di compagnie aérienne yi ba tey ci l'observateur waxtaane nañu défaite bi nga xam ne Sénégal daal dina koy jële foofee ca Maroc ci consécration Youssou Ndour ñu admis ko ci Académie royale bu musique foofee ca Suède quotidien la ñuy tàbbi ñoom itam ñu waxtaanee li nga xam ne mooy caxat-caxatee gi ñu jàpp dañu koy amal ci ressources halieutiques yi ci jamono joo xam ni dafa am mbas ci biir réew mi ñu ni pillage à grande échelle Greenpeace daal di wax irrégularité yi mu nemmeeku ci wàllu napp gi ci Sénégal 8 navires wax nañu ne nekkoon nañ en activité te xëy na jaarewul wuñ ko ci yoon Gambie ak Guinée-Bissau ak Mauritanie tam duut nañ leen baaraamu tuuma ba tey gaynde yu Sénégal yi daal di nërmeelu foofee ca Rabat mu mel ne le quotidien daal dina koy waxtaanee gannaaw weer ñu amal inondation yi ci biir réew mi ba tey ca banlieue ba ñu ngi ci jafe-jafe gën a gunu ci ñu tàbbi ci 24 heures waxtaane colère Moustapha Diakhaté comme ni ko Turbine waxee rek mu bëgg rek ñu daal di débouté ki nga xam ne mooy Alioune Dembouri Sow jëm ci wàllu wax ji mu waxee ne ci lu rëy ci mu jàppe ko wàllu violence ci wàllu ethnique ñii di waa Guy Marius Sagna ak ñi mu àndal xam le ni tey jii la dinañu wàcc ci mbedd mi moo xam ñu nangul leen ko am déet li ko waral nag mooy saytu waaye itam ñaxtu lépp li nga xam ne jafe-jafe la te askanu Sénégal ñi ngi koy daal di dund ñi ngi di lion yu Sénégal yi 24 heures bàyyiwu leen benn yoon ni jël nañu ndox foofee ca Maroc ñu tàbbi ci Dakar Times moom recours si marché attribué à Eiffage ci port de Dakar ARMP daal di débouté waa Sotracom loolee Dakar Times moo ko daal di xamle waxtaanee ba tey xibaar yi ci une journal du Sud Quotidien moom xëtam bu njëkk match xarito Maroc Sénégal la daal di tànn mu ni gaynde yu Sénégal yi dañoo nekk en panne sèche maanaam ci jamono ji mënatuñu ci ni ñuy doxalee doxul benn yoon loolee Sud Quotidien moo ko daal di xamle ñu tàbbi ci enquête quotidien front de la contestation frappe ombre ak lumière ñoo waxtaane Guy Marius Sagna ak ñi mu ànd dinañu rek essayer rendre visible ak lépp li nga xamante ne si ñi ngi koy def ngir askanu Sénégal xëy na mën cee gis seen bopp ba tey ci enquête directeur bu droit humain daal di valider procédure lu jëm ci wàllu mbirum juge Téliko mi war a dem daal di wuyu ji solution wu directeur du trésor ñi ngi koy daal di gis ci enquête tam daal ni gaynde yu Sénégal yi jël nañu ndox foofee ca Rabat ca Maroc gannaaw seenuk narmeelu Soleil national xamal nu ñi SAR am na benn ligne de crédit bu toll ci 131 milliards jëm ci wàll wu ni mel loolee moom la daal di fésal ci rek xëtam bu njëkk mu ne benn décès amul ci malade yi nga xam ne ñu ngi leen doon saytu ci seen biir kër jëm ci wàllu Covid 19 Direct News mu ni benn budget bu dépassé 2500 milliards
ci atum 2012 dem ba 4500 milliards ci atum 2021 loolee la daal di gis ni xëy na bu ñu ko defee dinañu mën a relancer économie bu Sénégal faram fàcce na ko ci biir journal boobu di Direct News. ñu waxtaanee ci beneen une journal mu di Critique wax na ni ñi ngi xaarandi foofee ca Tivaouane dëkk bu sell ba gàmm gi ñi ngi xaar ndigal ci xalif général bi ba xam naka lañu koy doxandale ak nan lay demee jëm ci wàllu wooye ba tey ci bilan provisoire bu màggal Touba gi nu génn lu toll ci 353 intervention am na ci 720 victimes ak 28 cas de décès lañ ci daal di nemmeeku ak xayma la source a daat ni wax ni les lions quittent le royaume sans culotte loolee nag mooy ba tey lu jëm ci match xarito bi nga xam ne moom dafa jàpp ni waa Maroc lion de l'Atlas yi dañoo humilier lion de la Teranga yooyee demoon jongante foofee waaye nouvelle bi neexul dara ñi nga xamante si bokkuñu ci raffinerie bile di SAR ndax SAR cap na benn financement bu 200 millions d'euros pour projet traitement pétrole brut bu Sangomar las la ñuy tàbbi 3 milliards ngir mën a def benn face vague contamination bu jëm ci Covid-19 Lions yu Sénégal laminé à Rabat loolee tënk ko ba tey ci jongante bi doon dox ci diggante Maroc ak Sénégal destin cruel des schizophrènes ñu mën a wax rek ni ay confession am na ci ñi nga xam ne da leen daal di dal ñu waxtaanee li ñu ñuy dundi ak trouble yi nga xam ne dañu koy am ci wàllu wu ni mel gestion tam du recteur Ramatoulaye Diagne Mbeng daal nañu koy décrier ca université bu Thiès la daal di xewee li quotidien ni boo moyul beneen rek vague de contamination dina am jëm ci wàllu coronavirus Guy Marius Sagna ak ñi mu àndal danañu manifester ne xam na xarit tey jile ci ngoon dañu ko daal di jàpp Maroc daal di offrir Sénégal defee tam bu yaatu ñetti ci benn ba tey ci libération ñu ni xibaar bi affaire 5 Sénégal yi dee woon foofee ca Denver ci États-Unis la xewe woon ñu daal di jàpp ni dañ leen a faat waaye ba tey gisuñu ku leen faat loolee libération moo ko xamle mu ni Sénégal dañ ko humilier foofee ca Maroc ñu waxtaanee les Échos moom itam ñëw ci li nga xam ne mooy présidentiel ca États-Unis mooy Icahn conseil de candidat adepte de la crypto-monnaie loolee les Échos moo ko xamle ba tey ci xibaaru tàggat yaram mu ne équipe sans âme en l'absence de Sadio Mané ak Koulibaly maanaam équipe la boo xamante ne si amul ndëgëraay bu fa rek Sadio Mané ak Koulibaly nga xam ni seen ay individualité dañu ko doon wane daa di am les Échos moo ni xamle ñu waxtaanee Vox Populi Greenpeace harponne le ministère de la pêche loolee jëm ci xëy na li ñu ñe dañuy caxat-caxatee wàllu ressource halieutique maanaam lépp lu jóge ci géej gi Sénégal narmeluwaat ci kanamu Maroc Aliou Cissé des choses n'ont pas fonctionné mu ni am na mbir yoo xam ne doxul ci bile jongante ñu jeexale ak sunu lamb ñu ni préparation choc Boy Niang 2 ak ca France Tapha Tine moom ca États-Unis la koy daal di waajalee ngir combat boobu xëy na war a dox si seenu diggante jëm ci wàllug lamb loolu moo gënoon fës si li nga xam ne mooy une journée lu ñu xel daal di fësal ñu fàttali leen di gënoon fës si xibaar yi laataan ñu yëkkati jotaay bi waxtaanee nañu ko mooy waa mouvement Doyna plateforme boobu Guy Marius Sagna ak ñamu àndal ni tey danañu manifester ñaawlu bu baax a baax caxatee gi ñu nemmeeku ci suuf bu Sénégal waaye tam mbir yu doxul ci biir réew mi li ñëwaat mooy dem tukki gu jaaru ci yoon gone di jaar ci gaal yi di dem ca biti réew ngir daal di amal seeni ko voyage ci noone kenn ko xam-xama màcc ci wàllu wi di Mignane Diouf wax na Safiatou Ba Ndiaye ne lu ni mel lu naturel la mënuñu ko fee dindi xanaa rek ñu daal di koy réguler lu ni mel tam toftal nañ ko wàllu justice ñu gis ci ay mbiccoogu mbaalaw boobaak léegi ñi nga cay wax te amagul solution ña nga yóbbante ci yoon mbir yi fan la toll daan nañu koy xayma ci biir xibaar yi bañ ca noppee dem nañu biti réew wax nañu tàggat yaram la ci gënoon fees mooy Sénégal mi narmee lu ci kanamu Maroc danañu wàcc tey manifester ci mbedd bi moo xam ñu nangul leen ko am déet loolee yëpp ngir daal di ñaawlu caxatee gi ñu jàpp ñu ngi koy def suuf si waaye tam wax ci li nga xam ne la ñuy def baykat yeeg pasteurs yi nangu seen i suuf mu bëgg ñu delloo leen ko ci biir xibaar itam danañu waxtaanee xewit bi nga xam ne ñëwaat na ci biir réew mi maanaam tukki gu jaarul yoon ñu mën a jàpp ci ak lim gu takku boo xam ne ay ndaw ñu ngi jóge ci biir réew mi di bëgg li wutali foofee ca biti réew ci biir xibaar itam
fas yéene nañ ci waxtaane ak forum social bi nga xam ne ñoom gis nañu ne bile xew it am na lu ko waral mooy jàpp rek ci war a fexe ba ñu rek fexe ba def li nga xam ne mooy tukki gi mu jaar yoon loolee tam danañu ko faram fàccee ñu daal di waxtaane bu ñu ca noppee biti réew aslëf tàggat yaram ak match Sénégal bi nga xam ne amical la naam waaye dafa narmeelu gu yaatu ci kanamu Maroc 3-1 bu ñu ca noppee daal di yër une journal yi li ñu xëy tey daal di fësal loolu yëpp ngeen ñu toppee ñu faram fàccee ko nafar ko ci biir xibaar yi Cheikh Anta Gueye moo nekk ci machine bi Soxna Fall moo nekk ci kaddu gi. dal leen ak jàmm 89.7 ngeen di teewlu Zik FM ni ma ko waxee ci ponk xibaar yi plateforme bi dippee seen bopp doy na nga xam ne lu ëpp 20 organisation ak i mouvement ñoo ci daal di lëngoo rek nee nañu tey jile danañu wàcc ci mbedd mi dañuy ñaxtu ñoo xam ñu nangul leen ko am déet bu ñu sukkandikoo rek ci seen coordonnateur mi nga xam ne janoon ak taskatu xibaar yi ñu ni doxum ñaxtu boobee da leen ni rek may ñu daal di wax jafe-jafe yi nga xam ne Sénégal ñu koy daal di dundu kii di Guy Marius Sagna moo ko wax Tidiane Diallo. ñun waa doy na que taxawaayu préfet taxawaay la boo xam ne dafay salfaaña sañ-sañu askanu Sénégal. li ñu wax nag mooy ba heure bii nii jotuñu arrêté préfectoral bi nga xam ne moo ñuy wax autorisé nañ ko wala autorisé wuñ ko li ñu wax mooy suba 15 heures autorisation ou pas ñun ñëpp nañu ànd dem désobéir ci place de l'Obélisque ndaxte li ñu jàpp mooy autorisé ou pas arrêté préfectoral ou pas suba rendez-vous à 15 heures. mi ngi noonu suba googu mooy tey jile kon 15 heures la ñu fas yéene amal seenu ko doxu ñaxtu googee waxtaane leneen ci biir xibaar yi mooy Pape Abdoulaye Touré mi nga xam ne daal di nañ koy bàyyi toppewuñu ko dara kookee nag mooy ndongo bi nga xam ne activiste la nekk tam ci membre ci FRAPP France dégage dañu ko toppe woon ngir rébellion ak violence gannaaw ba nga xamee ne amaloon nañ ak manifester gunu rek autorisé wul ay bachelier non orienté ñoo doon amal lu ni mel moom nag mu jàpp ni dana ko bundu xataal jëm ci wàllam moom nag bi nu ko bàyyee moo dénk yile kàddu Tidiane Diallo. tey yoon daf ñoo jox dëgg ci kaw GMI yi nga xamante ni le lundi 21 septembre bi ñu génn ñoo ma agressé woon violentement duma yu metti buntu université Cheikh Anta Diop de Dakar alors que man dama génnoon juste pour dem ci benn point de presse boo waroon am ci VDN bi bu tey moo nekkoon délibération bi et que délibération bi lu mu wax mooy que ni juge bi dafa ne liñ lay doon toppee naan lan rébellion avec violence yëpp ñun toppewuñ la ko dara amu ci donc mën nga dem nga doxiwaat say activité yoon toppewu la dara. naam yoon toppewu ko dara moom Pape Abdoulaye Touré comme ni mu ko rek addoo ci micro Tidiane Diallo waaye moom ak i avocat am daal dina ñuy toppee dara ñi nga xam ne ñooy policiers yu ko jàppoon dañoo jàpp ni dañu ko bundu xataal ba tax na avocat yam ni duñu bàyyi mbir mi mu daal di sedd danañu rek dem ci yoon ngir daal di ñaawlu lu ñu mel waaye tam daal di koy clamé. ñu waxtaanee phénomène bi nga xam ne tàmbaliwaat na ci biir réew mi maanaam tukki gu jaarul yoon mu mel ne mbir yi dafa gën a takkarnaase fan yile rek ñu daal di génn ba tax na force de l'ordre yi ñoom ñi ngi rek arrêté ay gone yoo xamante ni si ñi ngi jël Petite Côte bi Rufisque daal di dem foofee ca biti réew comme ni ma ko waxee lu toll ci 200 ak juróom-ñeent fukk ak benn candidat mën nañ ko cee jàpp ci ay lim moo xam ay ndaw lañu ay gone waaye tam ñëpp ñu nga xamante ni si rek danoo rek taxaw temme ngir dem ca biti réew lu nu mel nag ñoom jàpp nañu ne dafa dak dikkaat ci biir réew mi waaye Union européenne mi ngi def kem kàttanam ngir rek fexe ba loolee daal di wàññeeku waat comme niñ ko gisee at yële ñu génn Mouhamed Diop moo ci def ak gëstu. immigration clandestine mi ngi gën di wéy di doon jafe-jafe fii ci Sénégal ci diir bu gàtt rek takk der yi teg nañu loxo lim gu takku ci ñu tàbbi woon ci waaxu Sénégal yi ngir wutali biti réew fukk ak ñeent ci ay nit teg nañu leen loxo ci cité Takko ci Rufisque juróom-ñetti fukk ak juróom-benn ci Fimela ñoom ñëpp di ay Sierra Leone lu toll ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ci ay migrants yi itam teg nañu leen loxo ci lu yàggul dara fële ca Mbuur ñëw yokk ci juróom yi ñu teg loxo ca Mauritanie mu doon boo koy xayma lu toll ci ñaari téeméer ak juróom-ñeenti fukk ak benn ci ay nit yu ñu teg loxo ci wàllu immigration clandestine li ci gën a doy waar nag mooy waaxi Sénégal yi dafa mel ni ay point de départ lañu ci yooyu léeg migrant mu doon jafe-jafe gi yóbbee Union européenne mu am xemmemtif ci saasi xeex ko te dakkal ko ci daar gi moo sabab projet match gi mu
mu teg soxol 200 ak fukk ci ay ndaw sénégalais ak nigérien yu Union européenne fas yéene yóbbu ci réew yu ngànk Union européenne ngir financer leen projet bi ni mel nag ñu ngi ko xayma ci 2 millions ci kopparug euro ci seen formation ngir bu ñu ñibbisee ci seeni réew mën a liggéey créer it seen entreprise. Mohamed Diop jërëjëf ni nga ko waxee xewit la bu nu dikkaat gisaat ci biir réew bu Sénégal keneen ki ci àddu mooy coordonnateur bu forum social mu di ab kuréel guy liggéey ci lépp lu jëm ci wàllu migration bu ñu rek sukkandikoo ci Mignane Diouf mu ni benn rek projet mënul daal di dakkal bi le xewital ndax lu naturel la waaye la si mën def rek mooy fexe ba daal di indi ay pexe ngir mu jaar yoon ngir gone xëy na di mën a jaare noonu daal di tukki ngir mën a dakkal ni ñu koy defee ci ak làqatu mu mën leen a indil ak loraange wala ay jéeya Safiatou Ba Ndiaye la dénk yooyee kaddu. Personne ne peut freiner la migration, c'est une donnée naturelle. kenn mënul dakkal migration bi ndax nag dafa di lu naturel dëgg la nag mën nañ fexe ba wàññi ko ci taxawal politique bu suqali sunu économie su Afrique fexee ba koom-koom bi gën a développé dana tax ndaw yi toog ci diiwaan yi ndax nag duñ soxlaati dem feneen waaye tant que ñu ngi ci lu ñu dëppee mondialisation néolibérale nga xam ne ñi am doole rek ñoom ñoo jiitu nekk ci kaw lii du fi mës a jóge te nag sax mënu fee jóge ndax nag arrêté ko ndax tukki yëfu nit la. Animal migratoire d'essence. Zik FM. waxtaane leneen ci biir xibaar yi mooy wàllu yoon gannaaw wax ji ni fu déggoon ci Souleymane Teliko leneen daal na am ci biir yoon ci réew bu Sénégal ndaxte juge bi di Ngor Diop nekk ancien président bu tribunal bu Podor nga xam ne dana ko fa jëlee daal di koy affecté daal di nay saisir cour suprême ngir rek mu daal di nulal affectation boobee nga xam ne maa nga ko war a defee foofee ca Thiès ay avocat am conseil ci wàllu ni mel daal di nañu jàpp ni ak jaay doole dafa am ci mbir mi looloo tax mbir yi daal di demee nii ñu daal di wax ni rek mbébétam mooy fexe ba mbir yi rek jaaraat ci yoon ñu mën a jàpp ni rek moomee nga xam ni mooy juge Ngor Diop kon bàyyeegul xeex boobee nga xam ni wax nañu ne tàmbali na ko ak justice bu Sénégal ñoom i neen la leen ci mën a jàpp rek mooy li ko war a doon rek mooy dafa rek demandé woon mise en liberté provisoire boo xam ne ministre de la justice moo ko bëggoon ci rek benn kilifa diine mu lànkal leen ko loolee la ñu xam le ni moo indi lu ni mel ñu mën a jàpp rek ba tey ci wax jooju mooy magistrature bi ci jamono ji ñu kon am na mbiccoog mbaaloo ba tax na daal dinay créer benn malaise ci biir justice bi lépp luñ ci mën a xam rek Fatimata Diop moo nu koy xamal. génn bu mujj bu njiital cour suprême di Cheikh Tidiane Coulibaly ñu bëri rafetlu woon ko nag terewul mu mel ni mbirub magistrat yi ak ministère de la justice mu ngi gën di wéy génneewaat nañ nag mbirub juge Ngor Diop UMS engagé na beneen xeex ngir nag ñu daal di neenal bile affectation buñ sukkandikoo ci yenn xibaar yi njiital UMS ak ñamu àndal nag ginnaaw ba ñu jëlee ab sayub avocat saisir nañ nag chambre administrative bu cour suprême buñ sukkandikoo ci avocat bu mel ni maître Ousmane Seye bokk ci seeni ay avocat mbébét bi du lenn lu dul rek ñu neenal bile affectation ñoom sax yamuñu foofu ndax la ñu bëgg it bokk na ci ñu ubbi ab l'enquête jëmale ko ci mbir mu ni mel naka noonu convocation bu juge Ousmane Kane waaye itam bu juge Souleymane Teliko ci fàttali UMS seen génn bu mujj bi lañ ca waxoon moom moo di rek seen communiqué bi ñu génne woon fukki fan ak ñaar ci weeru août ngir naqarlu bile affectation moo tax ba ministre bi mer ba futt bëgg leen sippi xeex bi jaarale ko ci seen njiit li ba moo waral nag fu mu toll nii laaj bi ñu war a samp kay moom mooy fan la ñu jëm ak bras de fer bi dox ci diggante magistrat yi ak seen tutelle. moom ak léegi moom la ñuy xaar bu am lu ci daal di yees ngir ñu daan xam mbirum justice yooyu fan lay mujjee waxtaane leneen ci biir xibaar yi mbirum mbir gi yaram tey jii la ñuy màggal bis bi nu jagleel ñi nga xam ne ànduñu ak seen xel wala seen xel dafa daal di des ci biir Sénégal nag bu nu sukkandikoo ci rapport 2018 bi 86 545 consultation psychiatrique amal nañ ko ci waaye chef de division santé mentale bu nekk ci ministère bi ñu dénk wàllu wér gi yaram mbébétam mooy région bu nekk ci biir Sénégal amal fa benn unité de santé mentale ngir mu gën a mën a saytu ñi nga xam ne seen xel neexul wala dafa am lu manqué xëy na ci seenu xel ajaratu Aïcha Ñing moo nu koy nettali. xayma yi ñu am ci ñuy dund ak feebaru xel jéggi na dayoo bu ñu sukkandikoo ci docteur Jean-Auguste Diegantine. donc bu ñu xoolee Sénégal ci consultation yi dafa yokku en 2018 68 249 consultations la woon en système de psychiatrie te en 2019 gis nañu mu dem ba 86 545 consultations OMS ne ren ci
ci 28e édition journée mondiale santé mentale nañu yokk investissement yi. seen prise en charge yombul waaye def nañ ci ay jéego. ministère de la santé day woo yëpp tous les acteurs de développement pour ñu jàppale ñu pour que ñu développer promotion prévention donc nekk na loo xam ne soxla nañu ñu jël ko en compte dans nos politiques de santé tey dañoo xam ne que nit ñi ñu leen bëggee jàppale ci seen wérgu yaram il faut que ñu jàppale leen ci wérgu xel bi. ci ñaar fukkeelu juróom-ñetteelu édition bu bés bi àdduna wërngal këpp di màggal ñi am feebaru xel di samedi fukki fan ci weer wi thème bi OMS tànn defi jéego ngir jàppale ñi am feebaru xel ñu bay ci sunu waar. xibaaru bitim réew. 8h jot na ba tegal fukk ak benn simili palaaj bu njëkk bi jeex na ci xibaar yi biti réew la ni wutali waxtaane ko ca Mali beneen otage foofee di doomu Suisse daal dinañu koy faat Berne nag daal dinay annoncé naka démb ci àjjuma ji ci ngoon gi lañu ko daal di xamle waaye xamuñu ci jamono ji ndax faatoom googu dafa am rek lenn lu laale ak bàyyi gi nu bàyyi Soumaïla Cissé ak Sophie Petronine présidentielle ca Côte d'Ivoire foofee ci Abidjan dinañu amal benn meeting bu ngande boo xam ne Front Uni bu opposition ñoo ko war a daal di amal événement la boo xam ne wax nañu ne dana yaatu lool lu nu mel nag ñu mën a jàpp ni mën na am ay jeexital yoo xam ni du daal di baax dara ci biir réew mi mën nañu jàpp tam ni foofee ca Abidjan kon ku ci nekk rek yaa ngi fexe mobiliser say ñooñ ngir rek ñu waajal bu baax a baax li jëm ci seen wàllu élection autorité ak parti ñi ngi assurer que ni condition de sécurité yëpp daal dinañu koy jël ngir ñu daal di koy jaarale ci yoon Donald Trump dinañu waxti altine gi foofee ca Floride mitigam bu njëkk ci wàllu élection électorale yi ne ci kanamam gannaaw ba nga xamee ne testé nañ ko positif Covid-19 semaine bi la ñu génn aljuma démb nag l'équipe de campagne am xam la ni meeting bi dina am ci ville bi ñu naan Sanford kon 12 jours gannaaw ba nu annoncé li nga xam ne mooy Covid-19 bi ñu ne da ko daal di dal président américain bi ci convalescence am daan na exprimé wu bëgg na rek daal di jugaat ngir mën a dem ci terrain bi daal di amal campagne présidentielle bi nu jàpp 3 novembre waaye médecin om mi ngi ni mën na rek daal di wéyal ay activité publique te du am benn risque jëm ci wàllu wér-gi-yaramam xibaaru biti réew la woon ñu beneen laaj ci muy xibaaru tàggat yaram. tàggat yaram li ci gën a fees mooy Sénégal mi nërmeelu ci kanamu Maroc seen match xaritoo 3-1 lañu ko daal di daan li nu mën a rek jàpp ci boobee jongante mooy match la woon boo xam ne équipe bu Sénégal ak dagg lañ ci nemmeeku maanaam milieu de terrain bi ak attaque bi amuñu woon ak lien déggoowuñu woon amul woon cohérence jàpp ci amul woon tam création ci milieu de terrain bu vide loolee constat la bu nu def waaye ki nga xam ne moo leen di tàggat daal Aliou Cissé wax na ni jarul rek yaakaar di yàkkeeku ci bile équipe liggéey bi dañu koy wéyal Maroc moonu mënoon dóor nañu waaye tam Sénégal yi xam ñu lu ñu bëgg ndax kii di rek Cheikhou Kouyaté mi mu joué loo milieu de terrain ba mu ko defee ca défense ba dañu ko doon ŋàññi loolee du samay kàddu Aliou Cissé la ñu teewlu ko ci ak cellule com bu fédération. C'est la réalité du moment aujourd'hui. football nañu ko ni ñu ko mënee waaye tey jilee mën nañu jàpp ni Maroc ci bile match moo nu féete woon kaw te it wan nañu ko ci biir terrain bi arbitrage bi nag am na lu ma ci neexul cherché ma excuse waaye am na doxalinam boo xam ne tegu ko woon benn yoon ci yoon toog nañ lu yàgg nag jongante wuñu am nañ tam ay absence cadre yi xëy na loolu tamit mën na firndeel équipe bi benn instant ni mu doxandalee kenn xamul loo leen bëgg benn instant indi woon naa Cheikhou Kouyaté ci défense bi boobu yéen a ngi continuer woon di wax tey ma indi ko ci milieu de terrain bi wax ja di gën a bëri yooyu ay choix tactique la yoo xam ne maa koy jël te dama koy assumer jàpp naa ni gëj nañu jël défaite bu baree nii waaye liggéey bi dañu koy wéyal rek amul luñ fiy yuuxu wala ñu fiy jaaxle ndaxte liggéey baa ngi des ci sunu kanam te mën nañu ko wéyal te jàpp naa ni bu ñu ko wéyalee rek xëy na mën nañ ci am yaakaar bu dal xel. Ils ont marqué, ils ont reculé, ils ont joué en contre et ça n'a pas loupé, ils ont eu des opportunités. kon mi ngi noonu Maroc mën Sénégal wanati kooko naka démb ñuy fàttali ni Sénégal dina jongante beneen match xaritoo le 13 lañu ko jàpp waaye ci stade Lat Dior bu Thiès lay daal di xewee suñu diggante ak Mauritanie lay doon ñu daal di jukki as lëf rek ci programme yi nga xam ne match yi jot a am démb waaye itam programme yi war a am naka tey ak suba ci xaritoo ba tey Japon ak Cameroun 0-0 la ñu def Kenya moo daan Zambie ñaar ci benn Tunisie làpp ñett ci dara ñi di waa Soudan loolu itam la Mali làpp Ghana ñett ci dara Mauritanie mi ne adversaire bu Sénégal le 13 moo daan Sierra Leone ñaari bal ci benn
Algérie moom moo daan Nigéria 1-0 ñii di waa Burkina Faso daan RD Congo 3-0 Gambie daan Congo 1-0 ñu mën a jàpp ci programme tey jii ci samedi bi 13h bu jotee Kenya ak Zambie Cameroun ak Soudan du Sud 13h lay doon 15h Cap-Vert ak Guinée dinañu ko wéyal suba ci dimanche bi 13h ba tey Afrique du Sud mook Zambie waaye ñi di Tanzanie ak Burundi 17h Gabon ak Bénin Malawi Zimbabwe lay daal di laale laata rek ñu koy àggale altine ak talaata waxtaane aslëf ci wàllu basketball ak Sénégal bi nga xam ne ñu ngi ci wàccaayu éliminatoire Afrobasket 2021 ci wàllu jigéen ñi tey jile nag la rek sélectionneur national bi Moustapha Gueye di jeexal ñaareelu phase préparation bu ca noppee defuk ak xayma gannaaw ba nga xamee ne wax nañoo amal seen juróom-ñetteelu séance tey jile ci ngoon ñuy xaarandi itam ñii di waa comité directeur bu basket ba tey daal di wax kañ la ñuy door saison bu Sénégal ak yan matukaay ngeen dogal lañ ci daal di jël en tout cas danañu ko waxtaanee nag tey jile basket tennis Nadal ak Djokovic kon ñooy daje ci finalu Roland Garros bi war a am ci seen wàll bii di juróom-ñeenteel bi yoon ñuy daje ci ab final loolee moo gënoon fes ci xibaar yi na suur rek ñu daal di yër yéenekaay li ñu xëy daal di fesal.